jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen di ànd ak seen télévision Xéwal TV saa su ne ñu ànd ak yéen ci seen émission politique waxtaan ak nag ni ma koy waxee saa su ne nekk émission boo xamante ni fii la ñuy invité benn kàngam wala koo xamante ni dafa yëngu ci politique waxtaan ak ñun ci la nga xamante ni dina mën a jëmal réew mi kanam waaye rawatina suñu dëkk bu ñu dëkk mooy Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar balaa loolu nag macha allah dañu leen jaale ki nga xamante ni moo fa jógee fan yi ñu weesu muy Thione Ballago Seck nekkoon un baobab nekkoon aussi un monument de la musique sénégalaise di ko jaale ay doomam ñaan yàlla na leen duddoo jàmm ñi nga xamante itam moom la fi bàyyi di ay njabootam yàlla teg loxoom insha allah te gi nag ma dalal Assane Mbaye nekk un responsable politique bokk ci APR nekk nga xamante itam mu ngi liggéey fële ci LONASE di responsable politique boo xam ne itam ci si rajo la aju suma juumul kon xam naa ne insha allah loolu lépp dina leer dama koy bàyyi mu nuyoo Assane Mbaye maa ngi lay dalal bu baax sama plateau maa ngi lay nuyu. waaw Thierno tout d'abord damay wax sadid lisaani nawir janaani safil amaani wasid barahim maa ngi nuyu mbooleem téléspectateurs yi nga xam ni ñu ngi bàyyi xel télé Xéwal gi TV. di nuyu ñi nga xam ni ñoom ñoo séq kër gi ki ak kilifa kër gi yëpp di nuyu sénégalais yi mais en particulier Thiessois yi kilifa diine yi ak kilifa aada yi waaw. jërëjëf Assane ni ma la ko waxee émission waxtaan ak nag émission la boo xamante ni pour jëmal réew mi kanam la waaye itam pour jëmal Thiès kaay kanam ci yéen li ngeen di yëngu muy wàllum politique saa su ne nit ñoo fi wax lan mooy mbébétam ci réew mi waaye itam lan mooy mbébétam ci askan bi bala ñoo continuer rek dama bëggoon a xam exactement lan moo dugal ci politique surtout APR bi nga nekk. bon li ma dugal ci politique mën naa ni ñaari mbir la. benn mbir bi mooy yéene. benn bis dama nekk di yëngu ci mbirum ay daayira may seeti ay autorité jamonoy PDS di def benn cant may seeti ay ministre de la république ak ay kilifa gis leen tëma ma dem ci ñaari yoon Dakar aller retour dernier yoon bi may ñibbisi laa ni ñi station yi nekk ba toog fi man dinaa fexe ba àgg fa ba toog fa ba ëllëg su may organiser sama bopp duma leen wër ñoom ñoo may wër loolu benn la ci sabab yi beneen bi ci des dama jàng ba àgg troisième secondaire ma def premier semestre sama papa nekk tailleur bu mag ñëpp xam ko ci Sénégal ak Thiès ñu koy wax Alaaji Modou Mbaye Grand Thiès ñi mu doon jàngal métier atelier bi commencé di gent parce que ñooñu ber nañu bëri man ci laa abandonné les études ñëw pour secourir atelier bi ndax doomu borom métier day boole di jàng école su wàccee ñëw ci atelier bi donc à travers loolu bi ma ñëwee ak niveau d'étude bi ma am ma taxawal man ak sama ay xarit yu ñuy wax Njagawaat di ñoom Ablaye Ngom le regroupement des tailleurs de la région de Thiès. yaa ko créé. ci ñi ko créé laa bokk. ñu taxawal ko j'étais le secrétaire général à un moment mais aussi le chargé de la communication. ñu jóge ci loolu ñu taxawal MTS mouvement national des tailleurs du Sénégal ci loolu nag ni ma daan génnee di def ay sorties médiatiques ak mbirum courant bi ñu fi doon xeex. ci jamonoy Ablaye Wade. ci la président Macky Sall gis ma woolu ma man ak ku ñuy wax Ndiaga Wade ci la ñu engagé wu ci politique ba tey ma agsi fii ma agsi. moom Macky Sall ci boobu moo la wóolu. moo ñu woolu sàkku ñu ñëw jàppale ko ñu jël doon ko jàppale nag sans condition. parce que damay rappelé wu. waxtaan bi yëpp lan la woon dinañ la jàppale sans condition pour que soo gañee réew mi. ñu fexe ñun parce que boobu benn soxla rek la ñu amoon bu gën a jàmm. mooy ñuy fexe ba am courant bu doy. tey nag dama koy wax fii ci plateau bi damay sant yàlla man bi ma xeexee pour courant am tey ma dëkk ci région boo xam ni mën naa ni mooy capitalu énergétique gu Sénégal tey jii. fi ñu toll nii mën naa ni centrale solaire bu Sendou. fii la bokk centrale solaire bu Malicounda ci région bi la nekk. centrale Taïba Ndiaye. bu bees éolienne bi. Thiès la nekk ak yeneen yoo xam mën nañ ko wax tey. rusuma toog fii ni courant ba taxoon cause bi taxoon ma dugg ci politique. muy mbirum courant tey am na ba doy. du ma ni nag du coupé mais am na ba doy centrale yi bari na fii ci Sénégal bari na un peu partout. yoo xam ni ci wàllu énergie moom régime Macky Sall def na ci loo jéggi dayoo. voilà comme ni nga ko waxee ci xeex bi nga doon xeex ngir courant ñëw moo taxoon Macky Sall wóolu la mais itam nit ku nekk tamit ci politique boo nekkee ci gox di nga am koo xamante ni kooku mooy sa maanaam kooku mooy doon sa référence kooku mooy doon sa kilifa ci politique Thiès tey jii boo fi amoon kilifa politique kan lay doon. Thiès su ma doon wax kilifa politique moom. benn la muy Siré Dia. di ex-directeur général de la Poste mais tey jii muy le PCA de la LONASE.
mais teewul xam nga mbir soo ko sosee ba muy nekk gent nga ne ci dëkk bi ba dëkk bi màgg soo dee ku baax dangaa war a am lanteeg ñépp jàmm parce que ku ñëw man maa la dalal. à part Thierno Alassane Sall Augustin Tine Seynabou Ndiéguène mën naa ni ñi ma ciy lim du passé 10 à part ñooñu ku ñëw ci parti bi maa la dalal kon su fekkee man maa dalal ba affaire bi dëgër tey war naa am ak ñépp jàmm jàmm jooju laa séq ak docteur Ndiaye moom laa séq ak Demba Diouf moom laa séq ak Abdou Mbow moom laa séq ak jeunes yi ba pare soo nekkee jeune da nga am taxawaay boo war a taxawaayu fédéré boole pour que su njariñ nekkee ci Thierno Abdourahmane te yow mënoo koo jariñoo te beneen jeune mën koo jariñoo nga mën a dem jëli ko jox ko kee mu jariñoo ko waaye sa bopp rek waru laa ñor nga ànd ak ki nga àndal rek nit ñi ci des kenn baaxu ci. mais tey Macky Sall est-ce que maanaam kon foofu il est un peu reconnaissant tey jii yaa jàppale Macky Sall balaa ñeneen di ñëw bi muy neex yaa fi nekkoon muy metti mais tey jii gis nañ ni que poste yi mu joxe amoo ci ndax tey jii mosuñoo dégg ñu naan Assane Mbaye il est un DG Assane Mbaye ministre la wala Assane Mbaye sax amaana sax ab député la lan moo tax loolu donc maa ngi sant yàlla bu baax. non xam nga itam. xam nga sant yàlla weesuwut. man bi may ànd ak moom la ma mënoon démb la ma mënoon laata may ànd ak moom la ma mënoon. tey li ma man junni yoonu la ma mënoon démb la. mais fond politique donc wala maanaam. non liggéey ñàkk jariñu ci laa nekk parce que man atelier bi ma yor marché Grand Thiès ba léegi ku fa dem ne atelier Assane Mbaye ñu joxoñ la ko. tëjut non bu la wax atelier yaa ngi liggéey. dañuy waxtaan Assane Mbaye yaa ngi liggéey déedéet dañuy waxtaan loo xam ne la démb la woon. ma bàyyi ko fa xam nga doo doon dara ci sa waajur. nga xëy bàyyi ko mu naax saay. am na ñu fa nekk di liggéey di jariñ seen bopp. yaa ngi dégg. mais tey jii man station bi ma àgg Siré Dia yóbbu ma fa mais Siré Dia su ko Macky Sall joxul woon cër bu mag ba muy sédd keneen sédd ma dafay mel ni Macky Sall moo ma sédd parce que jàpp naa ni man su ma mënta jote ci Macky Sall te jote ci Siré Dia benn la parce que li Siré Dia yor Macky Sall moo ko jox moom nag ngàcce ngalaama bañ ko joxee jëlu ko waaf ci. daf ko ni ma séddee noonu la séddee ay yeneen Ceesuwaa yu dul jeex mais aussi ay yeneen sénégalais yu dul jeex yoo xam ne à travers moom tey jii su ñëpp defoon ni moom yaakaar naa ni problème mu emploi bi président di wax bay waxaat ni dañ génnee 350 milliards pour l'emploi des jeunes yaakaar naa ni ñi mu jox ndomba tànk suñu defoon ni Siré Dia yaakaar naa ni Thiès dina weesu fii mais kenn ku ne soo ko defoon sa dëkk aussi Sénégal dina romb fii. en parlant de Siré Dia est-ce que itam moom bokkul ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo yàq dëkk bi ndax tey jii Siré Dia bi mu nekkee poste day jël benn mécanicien dugal biir poste jël jaaykatu maanaam fataaya dugal xam nga jël mbindaan bi dugal mais loolu gis nañ ko fi yow loolu doo ko weddi est-ce que itam maanaam en tant que un DG maanaam fii société war a doxee ngay jël ñoom te ne xamuñ dara dugal leen au moment où des jeunes am nañ seen diplôme kenn jël leen. très bien kontaan naa ci laaj boobu nga laaj. xam nga nit ñi li ñu xamul mooy poste. poste du diplôme yi lay may poste xam nga poste man la ñu njëkk a laaj. li may njëkk a leeral mooy pour nga liggéey poste xam nga lan mooy njëkk règlement élémentaire bi. mooy nga téye sa làmmiñ téye sa loxo mën a bind mën a liir mën a bind mën a liir pour courrier la téye sa làmmiñ ak sa loxo xaalis bi ñu lay jox fond bi. xaalisu jàmbur la moomoo ko na nga ko téye sàmm ko téye sa làmmiñ mooy Thierno Abdourahmane day ñëw jël si mandat Ria. Aboubacar ñëw jël si Ria maa ngi moom a bokk koñ ma fay ko suba mu ñëwaat ma wàcc toog ci naanukaay ataay naan sa waay li muy ñëw poste di jël xaalis bëri na. non mu amee loon bor dañuy waxtaan. règle élémentaire yooyu leneen li ci des mooy poste dafa am ay mécaniciens. dafa am fu ñuy wax póotu. soo demee ci police wala gendarmerie cangé mi di nga fa fekk ay tailleur di nga fa fekk ay mécanicien di nga fa fekk ay menuisier tapissier. poste noonu la mel. beneen bi ci des dafa am ay école de formation de la poste ñooñu dañuy soxla ay femmes de ménage ay techniciens de surface dañuy soxla fi ngay ñooñu ñuy héberger ñu fa toog di jàng école poste ñooñu dañuy soxla ay toggkat. loolu la ñuy recruter nit ñi naan dañu jël ay toggkat wala nangam. koo gis mu nekk femme de ménage. Tëngéej lañ koy affecté. école de la poste benn bëri na du benn dañuy waxtaan. non mais bëri na itam beneen bi ci des. poste bi ñu ma dugalee poste moo ma formé à part sama formation bu ma defaatal sama bopp. la nga doon liggéey poste yow. man bureau courrier laa newoon.
est-ce que mën nga lire. affranchissement. non est-ce que mën nga lire tamit. mais loolu laay wax mais muy jàngee ci am réew ba troisième secondaire. du loolu te njàng mu njëkk ma nga taxaw naan ko ba xam mën nga. mais ñaata jeunes ñoo fi nekk am bac am master. Siré Dia bàyyi leen foofu jël ay dawalkatu jaxase. maanaam Siré Dia li mu jël ci ñi am bac ak ñi am master ak ñi am ay diplôme moo ëpp fuuf ñi mu jël ñu nekk ay mécaniciens ñu yóbbu leen pootu ñi mu jël ñu mën a lire mën a bind ñu yóbbu leen courrier. loolu moom man j'ai fait à la poste pendant def naa fa 6 ans xam naa fa lu bari am na détails yoo xam ni comme nekkatuma fa mënuma cee sori mais li ma leer ba leer man ñi ma xam ñu jëlee leen poste ñu nekk ci ay mécanicien wala ay chauffeur ñooñu dañ leen a yóbbu pootu affecté leen fa chauffeurs yi mën nañ leen a ventiler dans les agences donc loolu mooy li nga xam ni man loolu laa fa gis loolu laa fa dund peut-être mën nga gis leneen loo xam ni man gisuma ko ndax man politique bi ma fas yéenee doxal mooy dama fas yéene lépp lu may dox wala lu may wax ëllëg dama jàpp ni suñu borom da koy natt kon damay wax lu ma wér te wóor lu ma wóoru ma maanu ca. yaa ngi jàppale Siré Dia ba tey mais yéen ñaar daf mel ni bu tey ngeen jubóo bu subaa ngeen taxalikoo ndax Assane Mbaye jékki-jékki woon na fi bàyyi poste abandonné. waaw tey jii Siré Dia mu ngi LONASE itam nga nekkaat nga ci wetam est-ce que du maanaam genre intérêt moo la lié ak Siré Dia itam. déedéet intérêt xam nga ndaw su nekkee ci mbir dafay soo waree jël position ci dara. da ngay jël position bu courageux. as gor soo nekkee ak nit ba ngeen di dawal di cheminendoo ensemble ngeen bokk gis-gis man dama jàpp ni su ngeen demee ba bokkutul gis-gis donte lim la jox moomoo ko moom moomu ko man moomuma ko mais sama ngor mayu ma moom mu jox ma loo xam ni cër boo xam ni man ci laay ñaq ma jàkkaarloo moom bokkatuma ak moom gis-gis ci politique ñu am réeroo parce que nit ki nga bokkal ndey ak baay sax da ngay am ak moom réeroo. lan moo leen réeroo loolu la moo taxoon ngeen. non loolu ci cadre politique rek la. mais da ngay wax ñu xam ci cadre politique gis-gisu politique xam nga da ngay liggéey ak nit ngeen bokk même entreprise du ngeen bokk gis-gis dem ba gis-gis yi retrouver waat ngeen daj. wala xaalis bi mu doon may ci dëkk bi moo neexul woon. non non man Siré Dia lu ne defal na ma ko. ah déet mais loolu yàq la itam. lu ne defal na ma ko xam nga ndaw. nga am embauchement fenn ak ni liggéey jafee. nga nangu koo démissionné bàyyi ko des ak sa ngor des ak yàlla boobu moo ma may bi ma paree man ma am contrat à la LONASE. non da ngaa xam ne après dina dem feneen. non ma dem am contrat LONASE. moom yàlla def ñu def ko le PCA de la LONASE. yërmandeem ak xolam ak cofeel bi mu amoon ci man bis bi mu agsee LONASE bokk na ci ñi ma njëkk a contacter ni ma damaa am ci yow cofeel te jàpp naa ne yëfu xale nga defoon. damaa bëgg nga dellu si sama wet mu fekk contrat laa am mu embauché ma ba pare doyul mu def ma ci cabinet am def ma bras droit am donc loolu su la ko nit defalee war nga soo dee gor aussi nga sant ko parce que moom jàpp na ni niveau bi mu toll mag ma fuuf mën maa jur ëpp ma expérience moom jàpp na ni jëf boobu ma defoon jëfu xale la donc mu ñëw pour rectifier ko loolu nag yàlla aussi day boole ay nit da ngay daw benn destin jaar nii fekk yàlla créé waat na nu mu la karee fee ngeen daje donc ànd boobu yàlla moo ko dogal moom mënu koo daw man mënuma koo daw moo tax mu def ma comme doomam jël ma teg ma ci wetam. bon nga nekk ci wetam mais Siré Dia gis nañ ni que bon après élection yu 2019 boobu ba léegi dooleem politique yi dafa wàññeeku ñenn ñi sax ne est-ce que Siré Dia il n'est pas mort politiquement ndax kenn gisatu ko bon xam nga itam jamono bi muy nekk le DG de la poste. lu ne nga daan dégg Siré Dia mais tey kenn déggatu ko peut-être. yaa ngi dégg léegi loolu moo tax ñiy ñaan président de la République à travers télé bii ma toog muy Xéewal gi TV. ñuy lancer un appel au président de la République. pour que mu jox Siré Dia cër bu doyoo tolloo ak jëmmam ak turam. pour que Ceesuwaa yi daan jariñu ci moom. jariñu xam nga lu tax. est-ce que itam luñ ko joxoon itam. xam nga liñ ko joxoon du poosu boppam xam nga sa poosu bopp. mënoo cee def lu baax mais li mu daan génnee di joxe. ci laa jëm si. parce que poste conseil d'administration de la poste day voter benn budget chaque année. ni par exemple ci xayma 100 millions yi budget social la. budget social bii yow directeur bi yow yaa koy saytu. budget social boobu nag am na ñoo xam ni ci entreprise boo dem budget social daf fay am. budget social bi pour que postier bu feebar wala mënatul boppam. wala am lu ko dab. wala jafe-jafe mu bind.
su bindee directeur bi accordeel ko ci benn somme d'argent mu jaar ci circuit normal ñu jox ko mu dem ci li xaalis. mais waykat yi muy may xaalis nag. mais du ci poosam déglul ma wax la. non mais attendez quand même. ci kaw budget social boobu Siré Dia da daan def chaque année durant bi mu nekkee poste jàkka yu bëri ak Thiès ci télé laay wax. chaque année dina ci génnee subvention pour jàkka yi. ñu saytu leen ci jàkka ju àggul 500000 500000. ci jàkka léegi waykat yi mu doon may oto ASC yi. ASC yi ci budget social bi lañ leen doon jàppale. maanaam nit ñi ñëw di indi ay soxla di diis ay soxla. ci budget social bi la leen di jox mais daawul jël ci poosam di jox kenn. mais waykat yi mu daan jënd oto nag. waykat yi ay sénégalais lañu ay acteurs culturels lañu. est-ce que xaalisam la itam. li yóbbu xaalis bi ci jumaa ji yóbbu ko ci postier bu feebar yóbbu ko ci Assane Mbaye mu am soxla moo ko yóbbu ci waykat bu am soxla sa soxla mën na nekk oto sa soxla mën na nekk kër gu ñuy fondement sa soxla mën na nekk jàkka ju ñu war a àggale sa soxla mën na nekk école. mais est-ce que xaalisam la tey jii dama ni la est-ce que xaalisam la loolu xaalisu poste la budget social poste ci la am sañ-sañu def ak dindi moo tax ma ni la bi nga nee dafa mel ni lu taxaw tey fi mu nekk. def beeg dindi bi nekkul ci loxo. dama yaakaar ne waa kon loolu moo tax kon ni nga ko doon doxalee ko moo baaxul moo tax ko ñu parce que fi mu nekk amu fa budget social boo xam ne def beeg dindi bi ci loxoom la nekk moo tax ma ni président ñu ngi koy ñaan mu jox ko loo xam ne def beeg dindi bi ci loxoom lay nekk parce que tey jii à côté fii école Cité Lamine. dugal na fi 10 millions ñu di defar fi ay classes. non miire école bi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne lu baax la. donc loolu nit ku am njariñ la. nit ku am njariñ nag am ko ci askan bi pourtant loolu mënoon na cee tëdd ñu koy wàññil ay kër. di ko wàññil ay tool di ko wàññil ay oto mais tey alhamdulilah xam nga luñ koy wàññil ñaata jeune la jël ci Thiès loolu lañ koy wàññil. bon fan ñaata jeune la jël ci Sénégal. jërëjëf waaw fan yii ñu weesu gis nañ ni que njiitu réew mi moom ci boppam génnoon na gannaaw bi fi ay fitna amee woon xam naa après nañ dikk ci point boobu wax na maanaam wàllum emploi des jeunes li nga xamante ni mooy xëyu ndaw yi loolu itam ban gis-gis nga ci am ndax Sénégal tey jii pas mal de jeunes dañuy toog ñiy jàng ba am seen i master ñii am seen i bac mais pour ñoom stage sax dafay jafe. trop ban stratégie kon maanaam nga gis ni que moom njiitu réew mi bu jaaree nii kat ndaw ñi dañ mën a am xëy. bon loolu question bu ma sawar di tontu la. parce que man damay faral di wax ni man lu ñu war a njëkk a éradiquer. mooy école de formation yi ñuy bàyyi chaque année ñuy ubbi ay école de formation de plus. parce que école de formation bi chaque année au niveau national li ñuy versé. ci ay nit ci marché de l'emploi ak lam fay fekk loolu suy gën di bari bomb la boo xam bis bu explosé mën naa taal réew mi yàlla tere parce que école bu ci ne dañuy former rek soo paree ñu jox la ab diplôme ni la apte nga pour lii te stage woo fenn dafoo exercer woo fenn dara donc loolu gis naa ni su continuer ak président bu fi mën a nekk ak mécanisme moo mën a teg chaque jour marché bi day inondé parce que offre bi moo demande bi dafa ëpp offre bi li ci des mooy man système bi ñuy financer jeunes yi man sama gis-gisu bopp donte ci état laa bokk man jàpp naa ni war nañ koo gën a mën a améliorer gën koo encadrer parce que man soo ma nee da nga may financer ci DER nga jox ma 250000 li mu mën a def bariwul tey jii su ñëwee fekk suñu kër dépense amu fa. mais dinaa ci jël joxe dépense su ma jékkee ñu jox ma ko sama doom feebar wala sama jabar feebar wala sama yaay feebar mais du ma denc 250 bi di xool ci lu ma koy def. dama ko ciy def donc man dama jàpp ni tey jii suñ nee yow projet menuiserie yi ngay def. wala projet ginaar ngay def élevage wala nangam dañuy def benn convention ak benn structure buy joxe aliment ak buy joxe ay poussin. ñu jox la ko yow nga présenter sa poulailler soo présenter sa poulailler ñu dem ñu bindal la boo xam ni da ngay dem ci structure bi nga xam ni poussin lay joxe ñu ni joxal kii 5000 poussins wala 2000 poussins kii alimentaire ko ginaar yi pendant démarrage ba finition. nga bindal ko bon mu dem di jëli xam nga xaalis boobu du loolu. du laal ci loxoom. du xaalis booy laal. mais soo paree bénéfice bi nga ciy am. ñu encadré la nga jël sa bénéfice nga defaat. non su yàggee di nga mën a demal sa bopp di nga fay banque bi te doo ko yëg suñ ko defee ci menuiserie bi noonu beneen bi ci des ñëpp mënuñu bokk dem toog ci bureau yi c'est impossible. mais c'est parce que nguur gi créé ay emploi moo tax. waaw moo tax ma ni la. mode de financement yi auto emploi moom la ñu gën a war a
privilégié mooy àll bii ñu gis mu ni Sénégal ni mu yaatoo. espace yi fi nekk état bi encadré ko ba suuf si. au lieu que ñu koy jox ay étrangers des hectares.